Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne. asalaamaaleykum fidèle internet de Oxy7 TV et Oxy7.net ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte saa su ne ànd ak yéen tey nag ñu gis ni jóge nañ ci li nga xam ne moom moo di campagne électorale yi nga xam ne ñu ngi ko amaloon ci réewum Sénégal ak li ko wër tey nag ñu dëgmal li nga xam ne moom mooy njeexitalam ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy résultat yi jot a wàcc waaye laata loolu dama cee ànd ak sama naataango bi ma bàyyi ko mu nuyoo Ndeye Fatou nuyu naa la. fay naa la Fanny asalaamaaleykum chers téléspectateurs téléspectatrices Oxy7 TV ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement di leen indil li nga xam ne ni mooy njeexitalu localité yi fu mu toll nii nag nee nañu ñoo ngi ci cappaandaw ji wala joxe nañu résultat yi wante am na yu des wante balaa boobu Fanny dinaa la delloo antenne bi nga wax ak téléspectateurs yi. merci Ndeye Fatou comme ni ngeen ko gisee élection yi ñu ngi ko defoon le 23 janvier bii jàll macha allah passé na ci jàmm. entre guillemets ni ñu ko mënee wax parce que am na yenn zone d'ombre yoo xam ne jot na fee am ci suuf ñu bëgg ci leeral te dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy résultat yi nga xam ne jot na daanu ndax ñaari coalition yi nga xam ne ñoom ñooy parti yi am doole di parti majeur yi mu Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar gis nañ ni tendance bi seen diggante la gënoon nekk ñoom ñaar mais bu ñu xoolee ci résultat yi Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan gi lajj na ko fu bëri. waaw daan na ko fu bëree bëri sax. daan na ko fu bëree bëri mais dañuy ñëw ci résultat yi d'abord ñu tàmbalee ko fi nga xam ne moom moo di Dakar fi ñuy njëkkee moom moo di ville de Dakar foofu ki nga xam ne moom moo di candidat Barthélémy Diaz moom moo ko jël moom mooy nekk maire Dakar bu ñu jógee foofu dañuy dem fi nga xam ne moom moo di localité commune Médina foofu nee nañ Bamba Fall moom moo fa teg tànk bu ñu jógee foofu ñu dem fi nga xam ne moom moo di Grand Yoff ki nga xam ne moom moo di maire Madiop nekkoon maire sortant bi moom moo ko jëlaat bokk ci coalition Yewwi Askan gi ñu dem ba tey fee nga xam ne moom moo di Jëppal Derklé foofu Cheikh Gueye moom moo jël mairie ba bu ñu jógee foofu ñu wàcc fi nga xam ne moom moo di diwaanu Yoff ak suñu maire bu bees bi le jeune maire Seydina Issa Laye Samb moom moo daan ki nga xam ne moom moo di ministre Diouf Sarr foofu noonu ca localité Yoff ñu jóge fa jubali dem ba Wakaam foofu tamit kii di El Hadj Abdou Aziz Gueye moom moo jël fi nga xam ne moom moo di mairie bi mais bu ñu wàccee tamit Golf Sud am nañ fa maire bu bees di jeune maire boo xam ne macha allah jigéen la mu ngi koy wax Khadija Mayekor Diouf moom moo teg tànk foofu noonu nga xam ne moom moo di mairie Golf Sud mais tamit dañuy jubal dem ba Guédiawaye foofu tamit ki nga xam ne moom moo di Ahmed Aïdara moom moo fa daan Aliou Sall mu nekk surprise boo xam ni dëkk bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee mais dinañ ci ñëw ci kanam. ba tey ñu inattendu la woon nag. waaw inattendu la. waaw surprise inattendu la woon. parce que ñu bari yaakaar adversaire am bi tamit mii di Aliou Sall. il a été mature et responsable génn na def discours wax ci lu am solo félicité ko. waaw comme toutes les autres. vraiment il est à féliciter. voilà parce que macha allah il est parti de rien. pour devenir quelque chose comme ni ñu koy waxee. waaw loolu de la moom la Ahmed Aïdara. macha allah dinañ ci gën a xuusaat ci kanam. ñu wéyal dem fi nga xam ne moom moo di Patte d'Oie foofu Maymouna Dieye moom moo fa teg tànk ci mairie bi bu ñu jugee foofu dem Parcelles Assainies nag ki nga xam ne moom moo di candidat Benno Bokk Yaakaar ba di Moussa Sy Jamila Sané. waaw wàccee na ko wàccee bu gaaw a gaaw foofu noonu nag moom moo fa teg tànk di maire ba nga xam ne moom moo di commune Parcelles Assainies bu ñu jógee foofu ñu dem ba fi nga xam ne moom moo di Point E tamit Talla candidat bi fa nekkoon muy Talla Meng moom moo mujjee jël. mairie Point E bi moom la voilà.
Pikine Est la ñuy dugg fi nga xam ne moom moo di douane Pikine bi ci njëkk muy Pikine Est Isaaxa Diop moom moo mujj jël li nga xam ne moom moo di maire bi mais bu ñu demee fee nga xam ne moom moo di Pikine Nord Amadou Diarra moom moo teg foofu tànk Jidda Caaray Kaw tamit candidat Benno Bokk Yaakaar bi moo ko mujj jël muy Mamadou Gueye mais bu ñu jógee foofu ñu la dem fee nga xam ne moom moo di diwaanu Hann Bel-Air foofu tamit candidat bi fa nekkoon di Babacar Mbengue moo mujj teg tànk foofu nga xam ne moom moo di mairie ba mais ñu wàcc tamit fii nga xam ne moom moo di HLM tamit Moustapha Diop moom moo mujj jël mairie bi Rufisque ville la ñu dem ci diwaanu bi nga xam ne moom moo di Rufisque ville de Rufisque bi ki ko jël moom moo di Omar Cissé mais bu ñu demee fi nga xam ne moom moo di Rufisque Nord Elimane Sakho moom moo mujj jël fi nga xam ne moom moo di mairie boobu di diwaanu Rufisque Est mais Rufisque Nord tamit Assane Kassé moo fa teg tànk ci mairie boobu nga xam ne candidat la fa woon doon ko xëccoo ñu dem tamit fi nga xam ne moom moo di Rufisque Ouest foofu tamit Alioune Mar moo fa teg tànk lébu yi daal récupéré naa waat seen virus. waaw ñoom seen origine la ñu jëlaat. fu mu toll nii dañoo jëlaat seen Dakaru rek. comme voilà léegi dañuy dem fi nga xam ne moom moo di Grand Dakar tamit. candidat ba fa nekk di Jean Baptiste Diouf moom moo mujj jël li nga xam ne moom moo di mairie Grand Dakar mais tamit mairie Dakar Plateau bi ki fa toog moom moo di Alioune Ndoye moo nekkoon candidat bi nga xam ne mi ngi doon xëccoo mairie boobu. Sicap Liberté tamit amoon na candidat yu bëri. mais ki nga xam ne moom moo ko mujj jël mooy Souleymane Camara bu ñu xoolee sax gis nañu Zahra Iyane Thiam génn na am réaction boo xam ne day contredire que ni kooku gañewul foofu. mais dinañ ci gën a. waaw dinañ ci gën a xuus ci kanam voilà. fi nga xam ne tamit moom moo di diwaanu Ngor foofu Maguette Ndiaye moom moo fa teg tànk ci mairie Ngor boobu. muy beneen jeune tamit. bu ñu jógee fi nga xam ne moom moo di diwaanu Ngor dañuy dem fa nga xam ne moom moo di Guinaw Rail Sud foofu kii di Abdoulaye Diop moom moo fa teg tànk jël mairie bi mais Diamaguène Sicap Mbao tamit Cheikh Alioune Bey moom moo mujj jël li nga xam ne moom moo di mairie bi bu ñu demee tamit ba fee nga xam ne moom moo di Colobane Amath Diop candidat boobu moom moo fa mujj teg tànk Ndeye Fatou dafa mel ni yow it am na résultat yu jot a wadd sa côté. waaw am na ko suñu mbokk téléspectateurs. waaw am na résultat nag yu jot a wadd sama côté wante du si biir Ndakaaru dafa mel ni si région yi nag man moom laa yor suñu jëlee ki nga xam ne fi nga xam ne mooy Koungheul am nañu kii di Alioune Badara Ly suñu demee ba Niaguis am nañu madame Victorine dafa mel ni fu mu toll nii nag jigéen ñi dañoo dëggal seen bopp dëggantaan si maire yi. waaw dafa jot ndax dañuy def liggéey am solo ci li nga xam ne moom moo di gox yi surtout di yëngatu ci wàllu social kon ñun am nañu wàllu ci maire. waaw ndax ñoom dañuy dugg si biir jigéen ñi te xam nañu tamit li jigéen ñi di dundoo. waaw suñu demee ba Kaffrine am nañu Abdoulaye Seydou Sow ñu daal di dem ba Ngaye am nañu Maguette Wade ñu dem ba Cakaar am nañu Abdoul Aziz Diom ñu daal di dem Sangalkam Pape Sow ñu daal Ngaparou Mamadou Meng Tiwaawan Diop Sila Sali Ousmane Gueye waaw Diop si mu ko jëlaat xale di ko jubilé naan Diop si borom grand boubou bi waaw moom nag ay grand boubam la doon maye moom waaw grand boubam yooyu da ci doon ànd ak liggéey bu am solo moo tax ñu tegaat ko foofu nga xam ne moom moo di mairie ba population bi léegi soo deful lu am solo dootuñu la fa tegaat et voilà les résultats sont là voilà moo ngi noonu ñu daal di dem Sali am nañu Ousmane Gueye suñu demee ba Touba Toul am nañu Ahmed Dieye Dioum Cheikh Oumar Anne Goudiane am nañu Mbaye Diom Porokhane am nañu Alassane Mbaye suñu demee ba Yène Dialaw am nañu Baye Mass Diom fu mu toll nii nag Diom yi taxawal nañ seen bopp de. waaw moo Gueye de moom nañu mairie de jël nañ ko daal. waaw ku nekk tamit daal sa localité taxawal nga ca sa bopp suñu demee ba Podor am nañu Racine Sy ñu daal di dem Colam Fall am nañu Abdoul Aziz Fall ñu dem ba Kër Madiabel am nañu Abdoulaye Diatta ñu daal di dem ba Kédougou am nañu Ousmane Silla suñu demee ba Gossas am nañu Adama Diallo ñu daal di dem nag ba Notto Diobass foofu nga xam ne si Thiès la bokk Notto Diobass am nañ fa Alioune Sarr fi nga daanelee foofu sama gox la dama leen di nuyu de passage waa Notto kooku noonu nga xam ne moom Aliou Sarr moom moo fa teg tànk ci mairie bi waaye dañuy wëyal ba tey dellu soit ci fi nga xam ne moom moo di yeneen localité yi nga xam ne jege na Dakar moo bi ci njëkk muy Yeumbeul la Nord foofu Babacar Ndaw candidat bi fa nekkoon moom moo mujj nekk maire bi Yeumbeul Sud Bara Gaye moom moo mujj nekk ki nga xam ne moom moo di maire commune boobu noonu Kër Massar Sud tam bu ñu fa demee ki nga xam ne moom moo di Mouhamed Bilal Diatta moo mujj teg tànk ci fi nga xam ne booboo di mairie bu Kër Massar Sud waaye dañuy wàcc ba tey bu dem ba Jaxaay foofu tamit Abdoul Aziz Diané moom la ñu mujj fal maire gox ba
bu ñu demee Sébikotane ki nga xam ne moom moo teg tànk foofu mu ngi mooy Alioune Pouy mais dañuy wàcc dem ba fi nga xam ne moom moo di diwaanu Mbour foofu tamit ki fa teg tànk mooy Cheikh Issa Tall moom la ñu mujj fal maire gox ba mais tamit ville de Thiès bi ki nga xam ne moom moo ko jël moom mooy Babacar Diop moom moo mujj jël fi nga xam ne moom moo di ville de Thiès bi bu ñu demee tamit fi nga xam ne moom moo di Thiès Nord Birima Souley Diop moom moo mujj nekk foofu maire gox ba mais tamit diwaan bi nga xam ne moom moo di Thiès Est Abdoulaye Dieye moom moo fa teg tànk ca mairie ba. commune Malicounda aussi mujj nañoo fal seeni maire muy Maguette Sène waaye dañuy wàcc itam fi nga xam ne moom moo di Sangalkam foofu maire bi fa teg tànk moom mooy monsieur Pape Sow. ñu dem tamit ba Linguère foofu ki nga xam ne moom moo ko gagné moom mooy Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne foofu diwaanam la di localité am mais tamit dañuy wàcc fa nga xam ne moom moo di Daara Jolof ki fa teg tànk mooy Samba Jabel Ka moom mooy candidat bi nga xam ne moom la waa gox boobu fal. bu ñu jógee foofu dem ba fi nga xam ne moom moo di Louga ki fa teg tànk mooy Moustapha Diop moom la ñu fal maire gox ba fee nga xam ne tamit Joal Fadiouth la ki nga xam ne moo fa teg tànk mooy la brave dame Sophie Gladima moom moo mujj jël li nga xam ne moom moo di mairie Joal Fadiouth ñu dem ba tamit li nga xam ne moom moo di diwaanum Kaolack foofu ki fa teg tànk moom moo di Serigne Mboup macha allah ñëpp di ko féliciter parce que tamit moom tamit jóge na ci suuf yéeg ci kaw et il est parti de rien pour devenir quelqu'un comme ni ñu koy waxee à chaque fois mais il est parti avec ses propres moyens et son ambition et son objectif dama doon doxalee ci gox ba rek ci loolu la ko gars yi wuyu si moo tax ñu fal ko li nga xam ne moom moo di maire foofu noonu ca Kaolack bu ñu fa jógee dañuy tëjee fi nga xam ne moom moo di diwaanu Ziguinchor ak le candidat du peuple muy kan di Ousmane Sonko moom moo gagné fi nga xam ne moom moo di diwaanu Ziguinchor waaw muy kan quelque chose kii loo xam ne bett na nit waaw non mënul bett nit yi parce que day li nga xam ne nit koo xam ne nii peuple bi jamono ji dañ koo bëgg ba pare jeunesse bi sax dañ koo bëgg tamit ndax bravoure bi muy wane ba pare ambition en plus ni muy dëggalee boppam si biir askan bi tamit looloo tax xale yi gën koo jox bopp jeunesse bi daal seeni morom lañ tànn jeunesse bi seeni morom lañu tànn de jeunesse yee ko moom moo tax jeunes yi boo xoolee suñu maire yëpp macha allah ay jeunes lañ yoo xam ne moom la jeunesse yi tànn teg leen fii nii et espérons que li nga xam ne moom tamit dëggal nañ ko si seen campagne yi wax nañ ko nit yi ñu doon loo xam dañ koy jëfee dëggal ko ñu mën ko gis ma bàyyi la Ndeye Fatou nga wéyal ci résultat yi nga xam ne des nga koo am waaw résultat yi li ma ciy wéyal tamit dinaa dugg fi nga xam ne mooy Diass ki ko jël di Mamadou Ndione Mbacké suñ fa demee am nañ fa Gallo Ba suñu demee ba Sendou am nañu Arona Ndoye ñu dem ba Bargny am nañu Djibril Faye suñu demee ba Ourossogui am nañu Moussa Bokar Thiam ñu daal di dem ba Xombal am nañu Magay Boy suñu demee nag ba Ndar Géej Saint-Louis am nañ fa Mansour Faye dem Fatick ministre Matar Ba moo ko jël bi nga xam ne moo nekk ministre Matar Ba nekk ministre sport moom moo jël fi nga xam ne mooy Fatick suñu demee ba Sindia am nañu Ansoumana Sané foofu daal laa xam ne fa lay tëjee si li jot a ruus ci li ñu joxe ci nga xam ne ñoo jël maire bi wante ba tey am na ay villes yi nga xam ne nii des na tuuti coow ndax tànnaguñu seeni maire yi jusqu'à présent waaw résultat yi waddagul foofu. exactement soo xoolee am na gox yoo xam ne ñoom ba tey résultat yi dañ cee am na benn dilemme na boo xam ne ndax xamuñu exactement candidat yi fa nekk kan moo ciy maire exactement ndax suñu xoolee maire bu nekk ma ngay jubilé ne moom moo gagné gox ba tey lii wane ni résultat yi am na loo xam ne des na wadd moo tax mënuñu woon jël lépp a joxe ko ñu jël ci quelques localités yi nga xam ne mënut a ñàkk te moom lañ jot seen résultat mu leer ñu jël ko indil leen ko mais tamit dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo di élection yi day faatu ñu waxtaanee ko tuuti parce que soo xoolee may nañ leen période boo xam ni candidat yi nga xam ni posé nañ seen candidature wéyaloon nañ seen campagne doon ko préparé ngir mën a jëm ci bés ba nga xam ne moom mooy bésum élection bi di 23 janvier bii ñu jógee mais suñu xoolee élection yi ni mu jaaree des na jaar yoon. non élection yi xam nga gagné jox nañ leen li nga xam ne mooy pré campagne ba pare jox nañ leen campagne ba pare ñoom itamit def nañ seen porte à porte wante dafa am li nga xam ne nii da cay des li ci des mooy ñiy def violence yi tamit bokk na ci violence am na ci lépp am na ci si biir campagne bi. li des bi mooy nit yi nga xam ne ni ñoo bokk ci yeneen coalition yu mag yi am na ñoo xam ne dañoo jàppoon confiance de trop parce que jamono ji maire yi ñu fal sax kenn xalaatu woon leen
waaw ñoom nag ñoom ñoo jugoon dugg ci biir askan bi ndax coalition bi leen bootoon mu rëy ñu dugg ci biir askan bi ba askan bi daal di leen fa jël teg leen fa. kenn ci benn ministre Serigne Mbacké Ndiaye démb li mu wax ci suñu confrère yooyu nekk IGFM dafa toog daal ne Sénégal mën nañu folli lool wante duñu fal. loolu ñu war cee jàngat lu bari mën nañu folli loolu fan la war a mën a waxee wante duñu fal maanaam Sénégal dañuy fal boo xam ne fal faj mer la man boog ci sama jàngat loolu la ko Serigne Mbacké Ndiaye waxee ci sama jàngat. loolu opinion personnelle la et exactement wax na ko cee mën a wax parce que dafa di loo xam ne ñun ñoo bokk réewu Sénégal ku nekk am ci wàll am ci pàcc boo xam ne mën nga koo cee contribuer moom peut-être mu amoon foo xam ne bokk na ko gis-gisam par rapport à élection yi loolu moom moo nekkoon opinion personnelle mais bu ñëwee ci élection yi en tant que tel. parce que da ngay gis yenn bureau de vote. wala yenn lieu de vote yoo xam ne da ngay dégg que ñu naan organisation bi des na te soo xoolee nguur gi nga xam ne moom moo fi nekk génnee na budget boo xam ni dañ ko teg pour lépp loo xam ne lu jëm ci wàllum campagne gi la mais soo xoolee campagne bi rek communication bi sax jàllu normal. waaw loolu foofu nag fan yi foofu laa duggee li nga xam ne mooy des ci biir bureau de vote yi keroog bi ñu demee ci biir bureau de vote yi li nga xam ne mooy Parcelles Assainies tey jii ki ñu fal maire dafa taxaw ne carrément seen papier yi nga xam ne ni moom la askan bi war a jël daal di leen voter papier yooyu sax dafa des. ba pare tamit ci wàllum organisation bi gaañi au lieu que ñu tëjji à l'heure tëjji wuñ ko loo mel ni parcelle naaje nañu ci bureau de vote yi. benn organisation amu fa ba pare tamit bari woon na coow biir Parcelles suñu demee fi nga xam ne tamit mooy jëppal Derklé ñoom 8h30 la ñu commencé gaa ñi ñëw nañu ba rang ba taxaw fees fa dell ñuy soog a tijji soog a commencé mais heureusement que ba foofu amul woon tamit benn coow wante naaje nañu wante HLM dañu faa dem HLM moom organisation ba des na naaje nañu ba pare teel a tëj. gaa ñi ñëw bëgg voter ñoom ñu ne arrêté nañ. déjà da ngay xool loolu xam nga c'est pas normal li nga xam ne wër na li jëm ci li nga xam ne moom moo di vote ci élection yooyu noonu. nekkul loo xam ne normal na parce que tey askan gi ñoom ñooy sànni seen carte ñoom ñooy tànn ñoom ñooy décider kon lépp loo xam ne war nañ ko doxal dafa war a nekk en leur faveur. parce que soo xoolee tey campagne bi li ñu déployé ci budget bi pour mu jëm ci campagne bi am na waa pàcc boo xam ne war na dem ci communication mais communication bi jaalu carrément. parce que soo xoolee tey am na ñoo xam ne seen carte jotu jóg. am na ñoo xam ne seen bureau de vote dañoo war a voter ñaari yoon. am na ñoo xam ne mës nañ voter am na ñoo xam ne c'est leur première fois. am na benn préparatif boo xam ne war lañ ko def au préalable pour que ku mën a ñëw di voter nga nekk à l'aise erreur du am doo fa nekk di sonn wala di tool-toolaan kon foofu noonu organisation bi des na bu baax a baax a baax. parce que c'est pas normal ñu war a voter yéen ngeen ñit yi yéen ngeen war a ñëw toog di leen xaar. ñi votants yi war a ñëw ñoom toog di leen xaar ngeen ne foofu di organiser ka ranger vous avez largement le temps pour def loolu benn ñaareel ba tamit buñ jógee ci loolu naka la ñit yi war a ñëwee di voter nga ni spécimen yi dafa manqué kon léegi la ñuy voter ay enveloppe vide lañ nar a dugal ci kii. loolu moo jaaxal nit dafa am genre luubal wala njuuj njaaj ci suuf comprendre ñu. genre luubal boobu sax nag moo indi woon coow fi nga xam ne ni moom la Zahra Iyane Thiam doon voter ndax population ba foofu dañoo jugoon taxaw carrément parce que nee nañu Zahra dafa indi. ku war a voter foofu te bokk fa maanaam transfert yi dafa bari woon ba am na benn candidat ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Ndiaye moo ngi ko doon wax ci la veille nee nañu ñoom 39 bureau de vote la woon léegi ñu dem ba yokku ci 13 bureau de vote maanaam transféré nañu 2000 personnes pour ñu war a mën a voter ci Sicap Liberté ñoom nag ñi taxaw dëggal seen bopp ne loolu dafa amee parce que 52 bureau de vote amul fenn duñ ko fa def foofu di Sicap Liberté parce que 39 kese la woon ñu bàyyi ba ci la veille naan 13 yokku nañ ko ci luubal am na foofu ndax ki nga xam ne mooy Zahra Iyane Thiam ba mu ñëwee ka war a voter ñooñu dañoo taxaw ne carrément du fi voter parce que bokku fa loolu moo fa amoon coow lu bari amoon na ci loolu parce que soo xoolee ku nekk sa carte électeur moo lay permettre yow nga voter te ku nekk ku dem ba yor carte électeur wax nañ la gox bi nga war a voter ak douane bi nga xam ne foofu nga war a dem voter transfert bi tamit soulevé na un problème parce que nekk na loo xam ne réalité la ñu teg ci seen bët boo jógee ci foofu gox boobu noonu nga xam ne moom moo di Sicap dem nañ fi nga xam ne moom moo di Ziguinchor foofu gis nañ ni que bañ demee bay dugg ci dëkk ba ca pont ba dañ fa arrêté ay bus yu bëri yoo xam ne tey ñoom tam ñu ngi doon transfert ay nit jëlee leen gox yu nekk fii ci Dakar ak Sénégal ak ci biir ak li ko wër doon leen yóbbu foofu noonu pour ñu dem voter est-ce que loolu yoon la ndax yaakaar naa ne ku nekk mën naa comprendre dëkk bi nga juddoo peut-être fa nga war a voter da ngay dem liggéey beneen gox
vote war a jot nga mën a dellu si mais di jël ay nit yoo xam ne waruñu voté foofu di leen fa yóbbu loolu tamit dafay indi benn jaxase boo xam ne dina réeral mbir yi wala am benn lënc-lënc boo xam ne tamit da ko ciy indi te loolu ba tey day rejoindre li nga xam ne moom mooy manque d'organisation bi war a ëmb lépp lu jëm ci wàllu élection yi waaw surtout élection yi sax biñ ko proclamé moo yàgg élection yi wax nañ ko bu yàgg kon man yaakaar naa ne manque d'organisation bi waru fa woon a am bi nit yi di def seen pré-campagne dëgg la école yi élèves yi dañ fay jàngee wante may nañu li nga xam ne nii mooy vendredi moo nekkoon tëjtee campagne bi samedi bi waroon nañu organiser wu d'une telle manière que dimanche bi su gaañu ñëwee dañuy voter ci jàmm ak salaam te tamit transfert bi man yaakaar naa ne warul woon a mën a am ndax nit ki soo demee ba jël sa consentement ne carrément lieu bii ndax dañ la koy laaj sooy déposer sa carte d'identité fan nga bëgg a voter yow nga ne carrément tel endroit laay voter ñu ne la nga daal di bind ne tel endroit laay voter suñ la ko defalee kay war a mën a def transfert parce que su ëllëgee tamit ay coow rek lay jur ndax nit yi ñooy dem ñi nga xam ne ñooy jege ñaale candidat yi ñooy ñëw di waxtaan man mii def nañ ma ko toog naa ñu ne ma ñëwal ñi daal di lay transférer fii nangam wax nangam ma ne non fi ma wax ne fa la samay fa laay voter fi ma gën a jege foofu laay voter parce que jege ñaale candidat yi ñoo koy def transféré la pour nga mën a voter ki nga xam ne mooy seen candidat. te loolu suñu xoolee ba xool dafa mel ni yow mi da ngay dem di jënd ay votants pour ñu ñëw voter sa candidat ce qui n'est pas normal parce que jëndoo ay papier jëndoo marchandise ay doomu aadama ñooy dem di voter am seen liberté d'expression seen libre choix de choisir léegi yow pourquoi yow nga war leen a jël dem di leen jënd naan leen kaa leen votel kii suñu seetloo tamit démarche boobu yàgg na fi à chaque fois bu élection di am dañuy gis démarche boobu day ñëwaat sa candidat yaakaar naa ku gëm sa bopp dëggal sa bopp ba samp sa nënd ne da nga bëgg ñu votel la wéyalal sa campagne ñu la ca wuyu si fekk si la muy noonu mais pourquoi à chaque fois même problème bi di soulever wu ñuy dem di jënd ay nit wala gis naa koo xam ne dafa dem jël ay carte électeur nit ñoo xam ne jotaguñ sax seen carte électeur nee nañ entre temps génn na ñoom joxuñu ko ñu ko war a jox pour ñu dem voter ñoom ñoo ko récupérer jël ko di ko dem yóbbu benn lieu de vote pour sànnil ko benn candidat loolu noonu nekk na loo xam ne c'est pas normal ci réew boo xam ne tollu nañ fii nii. normal loolu ba pare tamit fan yi da ngay gis ne si biir kii bi nu mu tudd sax lieu de vote yi da ngay dem si biir lieu de vote yi fi nga xam ne mooy fa ma demoon tamit jëppal derkale dem nañ fa ba ci candidat bi nga xam ne tey jii mooy Cheikh Gueye ki gagné dékk nañ ko woon suñu micro moom wax na ko si jëm boppam nee na gis na fi ñoo xam ne nii wax nañ leen tur yi nag ñoom ñoo ngi leen di rechercher pour mën leen a teg loxo ñooñu dañuy jël ay nit di leen fay xaalis lu tollax 30 000 francs di leen fay xaalis tollax 30 000 francs pour su ko defee ñu voter seen candidat loolu yëpp amoon na fa moo amu juróon benn coow bu sew foofu noonu après nag ñi calmer ko daal di xool kii ñi nga xam ne ñoo koy def ñoo ngi leen di wër jusqu'à présent pour teg leen ko loxo ndax kii bi sax wax na ko tamit ci suñu micro xam naa ne léegi dinañ ko mën a jot ñu daal di déglu ki nga xam ne mooy Cheikh Gueye. Le vote se déroule normalement, bon, à part quelques problèmes qui sont soulevés ça et là, des problèmes de transfert et surtout de corruption. Certains sont quelque part en train d'appeler les gens pour monnayer leur vote avec de l'argent. Mais on nous a donné des noms, nous allons les identifier pour les mettre hors vraiment de possibilité de détourner le vote des citoyens. wax nañ ma ni ma ñaari mbir laa fi sel ñii ay transfert lañ ma wax ñii am ñu nekk ci corps yi di woon nit ñi di leen jox 30 000 francs pour ñu voter loolu jaaduwul mais lu ñaaw la rafetul xaalis warut a tax nit ki voter te képp ku ko def ak kuñ ko defloo boo deewee safara nga jëm dafa xaram. waaw mën nañu wax alhamdulilah rabbil alamin am nañ ci njort bu rafet. gis nañu population bi génn nañ ci jàmm vote bi ça se passe de façon très calme Derklé 1 laa jóge foofu tam macha allah jëppal waxi noonu commune jëppal Derklé def nañu pré-campagne mu jaar ci yoon ñu def campagne mu jaar ci yoon tey il est pratiquement 14h 15h. Jusqu'à présent tout se déroule dans les normes ñu ngi ñaan yàlla ñu terminer ko ci alhamdulilah rabbil alamin te yàlla may ñu ci ndam lu rëy comme ça lii ñu bëgg lii ñu nam def ci commune bi ñu mottali ko mais daal li ñuy gis daal ci centre yi
xel dal na am na centre yoo xam ne dama mujj génn parce que nit ñi dafa commencé woon bari bruit trop donc vraiment engouement bi ci suñu côté daal attend la confirmation par les chiffres ci bureau de vote yi mais li ñu gis daal na xel ñaari yoon moom mënul nekk loolu moom c'est sûr que ne mënuñu voter ñaari yoon mën nga voter nag da ngay voter ville voter commune achat de conscience yi nag dégg nañ ko man mii di wax ak yow teguma ci suma bët mais dégg nañ ko mais su fekkee ne am na lu ñaaw la mais gëm naa ne même bu amee c'est à la marge c'est-à-dire que nit ñi dina am toujours benn frange bu ndaw boo xam ne loolu dina leen affecté dinañ ci sensible mais pour l'essentiel vraiment yaakaaruma ne loolu mën na nekk mais gis nañ nag ne am na candidat yoo xam ne loolu rek moom mooy seen mënin et ça c'est déplorable parce que li ñuy wax gox la liggéey gox nag idée innovation xarañte moo ko parce que même boo jëndee ba toog non mais sa conscience mënul dal et puis tu peux pas mettre de l'argent pour chaque individu ñun gis nga li ñuy liggéey lépp li ñuy liggéey ci commune bi ci infrastructure la ci école yi ci jumaa yi ci santé bi bien que nekkuñu maire lii ñu dépensé ci infrastructure yooyu bu fekkoon ne dañ ko def ci nit ñi kon fi mu nekk ni kenn waxatu mais c'est notre option de travailler pour le collectif et non pour des intérêts individuels. waaw di gannaaw sa ba ñu dégloo ki nga xam ne mooy Cheikh Gueye si li mu wax tamit déglu nañu tamit ki nga xam ne moo nekkoon candidat foofu tamit nekk directeur port bi kooku tamit wax na ko nee na moom éco kese la ci am. éco kese la ci am wante gisu ko dégg ko wante loolu ku ko def loolu jàpp naa ne du loo xam ne ni lu normal la comme sànq ni nga ko waxee. waaw nit kenn waru koo jënd. parce que toujours élection loolu da ciy am muy présidentielle muy localité muy législative toujours dañuy gis ne ci élection yi jënd gi da ciy am te yaakaar naa ne Sénégal war nañoo mën a dépasser fii Sénégal jeunes yi. war nañ fa mën a dépasser exactement ndax soo xoolee élection yi nii mu demee jàpp naa ne jeunes yi def nañ prise de conscience. toog nañu xool parce que soo xoolee tey candidat potentiel yi nga xam ne dëggaloon nañ seen bopp dañoo jàppoon confiance comme ni nga ko doon waxee ba foo taxaw sax sañ nañoo wax ne ñoom ñooy jëlaat nguur gi wala ñoom ñoo koy jël ñoom ñooy jël li nga xam ne gañewaat li nga xam ne moom moo di localité yi mais bi nga xamee ni résultat yi dem na ba daanu dañoo xool que ñaari parti yi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk tendance muy Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar boo xoolee Benno Bokk Yaakaar moom mooy parti au pouvoir tey moom moo teg na boppam que ni moom moo gën a am potentiel ak candidat yi mu teg pour mën a gagner gox yi nga xam ne fépp mu ngi fa nekk mais boo xoolee Benno Bokk Yaakaar ravagé na leen sur tous les plans. localité yu bëri Benno Bokk Yaakaar ñoo leen fa gagné et ñi leen gagné dañuy seetlu que ni suñu maire yi nga xam ne fa lañ leen teg leen ci place Yewwi Askan bi kay xaw nañoo rey Benno Bokk Yaakaar voilà parce que la majorité des maires yi nga xam ne choisir nañ teg leen ay jeunes lañ mu wan leen ni jeunes yi tey amaana joxoon nañu bopp mag ñi nga xam ne ñu ngi leen fi doon teg mais chaque année ñuy dem temps bi di gën a jàll gisuñu seen bopp mu mel ne Sénégal dañ koy jël dénk ko ñoo xam ni ñun ñoo leen di pousse waaye ñoom puusuñu ñu dem te jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy askan gi ñoom ñoo formé askan gi soo leen puusul ñu avancé réew boobu du mën a dem moo tax ñoom it ñu jël les devant jël seen engagement tey dem tànn maire yi nga xam ni ay jeunes lañ kon ñoom mën a dugg seen biir mën a diisoog ñoom mën a tey xam li nga xam ne moom mooy di seen problème majeur mën leen taxaw dimbali leen teg leen loxo ndax liñ naan morom ak morom ñoo mën a ànd kon jeunes yi bu ñu demee ba choisir ay maires yoo xam ne jeunes lañ peut-être pour plus de compréhension la plus ñu gën a centré li nga xam ne moom moo di seen liggéey ci seen objectif yi ñu am ngir mën a taxawal localité yooyu nga xam ne teg nañ leen fa mën leen a dimbali ba fi nga xam ne ñu ngi fa toll ñu mën fa romb gis seen bopp ci leneen waaw surtout mbetteel boobu sax jur na benn mbetteel bi nga xam ne ni mooy fa Golf Sud moom am nañu mbetteel trop parce que ki nga xam ne mooy candidat Lat Diop bu Benno Bokk Yaakaar dafa tegoon tànk ñëpp topp ko moo lay wan ne toujours ñi nga xam ne ñoo lay topp rek du ñooy voté ñoo ngi toog seen biir kër yi di xaar parce que Aïda Sow Diawara moom dafa toogoon ci suñuy micro ne carrément ne moom li mu liggéey fii Golf Sud gisul keneen ku ko fi mën a remplacer ku dul Lat Diop
moom mooy maire sortant bi. te mooy maire sortant bi tey nag mu daal di gis xale bu ndaw di jigéen daal di ñëw uutu ko muy ki nga xam ne mooy tey ji moo nekk fii si xibaar waaw muy Khadija Mahécor Diouf kooku dafa nekkoon xale ku jigéen koo xam ne kenn xaaru ko woon su daan dox nii si mbedd bi nii sax di wax ak gaañe wala joppi sax dañ ko daan ree biñ ko falee sax dégg na ñu bëri ci seen réaction yi da ngay gis ñu naan waa kii kan la xamuñu ko. voilà si maire yu bari nag ay maire yu bëri ku ci mel ni Sicap Liberté tamit am na ñoo xam ne dañoo dëkk biir Sicap Liberté bi ñu leen nee Souleymane Camara ñoom dañoo tiit nee nañu kan mooy Souleymane Camara. moo lay wan ne pour wan la ni ki nga xam ne mi ngi ci kanam peut-être di yuuxu di fësal dooleem ak kàttanam ak position am taxul carrément ne koo koy liggéey amaana ka nga liggéey kiy liggéey mu ngi ca suuf di liggéey li muy liggéey ña nga xam ne tamit comme ni nga ko waxee sànq ñu ngi leen di daw di leen topp seen ginnaaw di leen dooleel ñu yaakaar ni ñoo ñooy voté ña toog seen kër di voté tamit ñu ngi bàyyi xel ki nga xam ne mi ngi toog di liggéey ci suuf mais bu ñu xoolee tamit tendance bi daal bu Yewwi Askan Wi jël na ko mais dañu naan tey ji jeunesse bi voté wuñu pour ñi nga xam ne teg nañ leen ci localité yi ñi tax ñu voté moom mooy kan candidat potentiel bi muy kan Ousmane Sonko moo xoolee moom moo yóbbaale ñi nga xam ne moom mooy coalition Yewwi Askan Wi waaye dañ naan booloo boo gis tamit ki jiitu neex na waaye ñi ca ginnaaw ñoo koy dooleel Ousmane Sonko c'est vrai que jox na benn charisme wala benn potentiel bi am na ko boo xam ne dal na xelu sénégalais yi ba tax lépp lu mu laal yóbbaale ña fa nekk mais tamit coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu xoolee ci seen campagne def nañ mouvement bu am solo de dugg nañ ci gox ak goxaat yi wéyal seen campagne de la manière qu'il faut ba nga xam ne tey jii bi ñu demee ba nga xam ne voté nañ ci bésu vote boobu noonu lii dëgg feeñ na li nga xam ne askan gi moom lañ choisir tamit teg nañ ko muy candidat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Yewwi Askan Wi boobu la majeure partie ñoom lañu choisir ñu jël leen teg leen ci li nga xam ne moom moo di localité ak communes yi nga xam ne wóolu nañ leen ngir ñu mën fa liggéey li des kay mooy jeunes yi nga xam ne wóolu nañ seen moroomu jeunes yi ba teg leen fi voilà engagement gi ñu jël ak ñoom ak li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom muy seen objectif yi ñu war a atteindre. waaw loolu surtout ça parce que jeunes yi nee nañ leen yéenay waa Yewwi Askan Wi dañ leen di xaar ngeen yeewi ñu yaakaar naa ne war nañoo yeewi seen moroomu jeunes yi parce que ku dem ba sa moroom teg la fi nga xam ne nii mooy goxam pour nga jiite ko pour nga liggéey goxam warul am déception si yow. ndax léegi jeunesse bi léegi soo doxalul rek ñoom ñu tegg la fa teg ka nga xam ne nii ñoom moo leen ñor. waa dëgg la Ndeye Fatou ndax soo xoolee le plus souvent jeunesse bi dañ daan révolté wu violence lañ daan loo gis rek am na lu ko sabab du question que dañoo jug rek pour être violent mais parce que dañuy am benn ras-le-bol boo xam ne dañuy jékki saa liñ naan kaas bu fees day mujj tuur mooy tax ñu révolté wu noonu indi violence bi mais li ma la naan sànq jeunes yi dem nañ ba def prise de conscience ndax suñu xoolee sax ci élection yi am na gox yoo xam ne violence bi war na fa jóg te nekkul yoon élection benn geste pacifique la boo xam ni dañoo war a may askan gi ñu dem voté ci xel mu dal jëfee ko ci norme yi mu gën a waree kon violence amu fa wàll su fa amee wàll rek mooy wane ni luubali ci suuf ak yeneen mooy jur yenn yi mais macha allah jeunes yi war nañ leen que ni def nañ prise de conscience violence boobu donte am na ci yenn gox yi nekkul loo xam ne wër na wala tamit indi na benn impact bi ci élection yi te jaar na yoon ba nga xam ne jeunes yi ñoom toog nañ tey jël ñi nga xam ne moom lañu tànn sànni leen seen carte teg leen ci gox yeeg localité yi nga xam ne fa lañ nekk li des rek mooy ñoom it la balle est dans leur camp ñu toog di leen déglu di leen xaar ndax comme ni nga ko waxee jamono ji jeunes yi xulootuñu xeexatuñu li la war ak ñoom boo ko defee ñu bala fa boo ko fa deful ñu teggi la naa ko indi sa moxom kon loolu yaakaar naa ne jarul xuloo xeex Ndeye Fatou li nga xam ne dese nañ ko ci waxtu jeex na ba pare waxtu bi nag fan yi xooj nañu fu mu toll nii duñu def lu dul di tàggatoo ak ñoom gannaaw si jox nañ leen li nga xam ne mooy ñi jot a nekk maire si biir gox yeex goxaat yi léegi dañuy tàggatoo ak yéen toujours comme niñ ko daan defee ak yéen rek di leen jox ndax fii le résultat yu baax yi di génnee toujours fii si Oxy7 TV ba pare tamit di leen jox dig daje toujours si biir Oxy7 TV. ak yeneen programme yu baax a baax a baax leen wéyee di ñu suivre ak suñu yeneen programme yi nga xam ne moom mooy ñëw ci kanam doon leen remercier ci seen teewaay ci lii nga xam ne moom mooy spécial analyse bi nga xam ne amaloon nañ ko ci njeexital li nga xam ne moom moo di campagne électorale ak résultat yi wàcc ak maire yi nga xam ne itam fal nañ leen teg leen ci gox yi nga xam ne fa la jeunes yi taamu ñu teg leen fa ñuy xaar ci ñoom it ñu doxal ak wéyal niñ ko war a defee di leen remercier ci seen teewaay di leen jox dig daje si suñu suite programme yi merci et au revoir.
Porokhane Couture kër jeeg yi ak gentleman yi ku bëgg lu baax demal fi nga xam ne mooy Porokhane Couture ay yére ay dàll ay accessoires yu am classe waaye yemul foofu rek madame Ndiaye nee na xale bu jigéen bu bëgg xeeñ lu neex bëgg def fraîche def jongoma demal ci cosmétique bi mu jaay la ay parfum de haute gamme sa gamme yi nag benn la fi. Porokhane Couture c'est madame Diagne moo ngi nekk Pikine Icotaf ci tali karo bi woote leen gaaw ci numéro yi 77 712 08 08 77 404 51 38 wala ci 77 570 87 86 Porokhane Couture daal moo mëne.